mbokku téléspectateurs yu ñuy seetaan ñëwaat ngeen fii ci seen télévision Saint-Louis Média TV tey ci seen deuxième numéro émission entretien ak ñu dalal ki nga xamante ni mooy Adama Kane Diallo nekk président de l'association GIRES nekk aussi président du mouvement des jeunes Àndandoo Defar Ndar. Sans plus tarder dañuy jox Adama moom mu présenté wu wax ñu moom mooy kan. Asalaamaaleykum, maa ngi lay nuyu mademoiselle Ndiaye di encouragé seen liggéey bu rafet bi Saint-Louis Média TV nekk ay jeunes nekk si dëkk bi di def lu baax au niveau local et au niveau national et au niveau international. Yàggoon nañu di waaj lu mel ni tey naka yàlla dogal di leen di félicité di leen di encouragé bu baax a baax si liggéey bu rafet bi ngeen def si dëkk bi ak si réew bi. Man nag pour ma présenter sama bopp dina xaw a diis wax dinaa jéem tuuti rek. Man la Adama Kane Diallo nekk si dëkk bi nekk surtout benn ancien maire bu ñu doon wax Abi Kane Diallo bokk si famille bu modeste famille Kane Diallo Saint-Louis ñëpp a leen xam kay peut-être bu leen xamul dégg na leen jàngee fi màggee fi parce que amoon nañu possibilité dem bitim réew waaye dañu resté fii suñu dëkk pour di jaamu yàlla jàng naa alxuraan ba wàcc. jàng naa école ba am suma bac ma génn dem école Subdeco di fay liggéey en même temps di fay jànge ba yàlla def tey ma taxaw di ñafeel sama bopp di def sama business su bopp. Am naa nag 33 ans nekk un jeune engagé sama développement wu dëkk ak sama développement wu réew. Xëy na keneen moomu waroon mën a présenter wante jéem naa ba wax naa li nga xam ni moom laa xam si man tuuti daal. waaw ci sa biir présentation wax nga ñu ni yow da nga nekk benn jeune boo xamante ni da nga engagé wu pour développement Saint-Louis. ñu gis ni yaa ngi jiite tam benn association bu ñuy wax GIRES bëggoon nañu nga xamal ñu association bi lan mooy buwam kañ la juddu une présentation générale. association GIRES ban nga taxawalee am na juróomi at ñu nga taxaw le 28 mai 2008. Man association li tax ñu taxawal ko dama doon nelaw ay xaaju guddi géntu ko ba géntu ko yàlla wan man ni ma yéen ay jeunes ngeen war ngeen taxaw nekk seen dëkk pour le développement de Saint-Louis. Parce que Saint-Louis dafa am ay nit ñu baax yu fi jaar ay maam El Hadj Malick ay Sëñ Touba ak Cheikh na Cheikh Sadou yooyu yàlla baaxee ñu ñun war nañu taxaw am lu mu nar suñu dëkk. ba loolu amee ma woo sama ay xarit woo sama ay am di jàmb wax leen ko. ñu xalaat ko def ko tuddee ko GIRES jeunesse engagée responsable de Saint-Louis ban nga taxawalee li ñu ñor mooy développement dëkk bi si biir association bi am na ay commission yu bëri yi nga xam ne ku nekk am na ku ko jiite. ban nga taxawalee ba léegi man ñu ngi sant yàlla bu baax a baax parce que c'est une association de jeunes bi nga xam képp ku si dugg rek da ngay am engagement si biir association bi di def ay action de développement ay action citoyen li ñu def si ay action bu ma ko doon toog fii ba suba duñ fi jógee parce que dafa bëri. waaw nu mu la siy limal quelque rek bu yàggul ñëpp gis nañ ko jël nañu lu mat ñeenti téeméer ak fukk xale wutal leen ay fournitures scolaires jàppale leen pour encadrer leen pour dimbale leen pour ñu am réussite parce que ñooñu ñu ko defal mooy xale yi nga xam ne seen ay waajur amuñu doole. si biir association dafa am des enseignants xam ñooy encadrer xale yooyu wutal nañ leen sax ay parrains ak ay marraines pour ñu jàppale xale yooyu année prochaine pour seen ay inscription pour seen ay fournitures. xool nañu tamit bu dëkk bi xawee tilim ñu mobiliser wu ànd ak ASC yi association yi ñu dem si quartier yi wuti ji ay moyens nettoyer ji quartier yooyu ba mu set wecc si biir loolu itam demoon nañu defi ay nettoiement si daara yi jàppale ay daara yi nga xam ne ñu ngi nekk Saint-Louis ñeent lañu ñu dem seeti leen nettoyer daara yi may leen ay matériel lu si mel la ay satala njàpp ay amsit ak ay eau de javel ak lépp li nga xam ni buñ ko defee sa daara ji rek daara ji dina am cadre de vie bu baax a baax a baax loolu rek laa la si limal lim la si mënoon wax si action yi ñu def bëri na nekk nañu nag si quartier yi nekk si Ndar gi yëpp tey bu noon xayma association bi li si nekk si ay adhérents mat na juróom-benn fukk ñi nga xam ni am nañu ay carte de membre dañuy def réunion de bureau chaque 15 jours di def réunion assemblée générale chaque 1 mois pour di waxtaan li ñuy développer Saint-Louis. wax nga ni bëri ngeen ay membres ci Saint-Louis aussi def ngeen ay actions
mais dafa mel ni daal yéen siiwu leen quoi man seen association bi li ma koy dégg ci Saint-Louisien yi barewul est-ce que mën nga ñu wax ndax dëgg-dëgg yéen Saint-Louisien xam nañ leen quoi. man maa ngi sant yàlla parce que association bi lépp dañ ko teg ci organisation teg ko ci professionnel ban nga taxawlee parce que lettre de félicitation yi ma jot en commençant par le gouverneur en commençant par le préfet les chefs de service yi nga xam ni ak les partenaires yi nga xam ne ñu ngi liggéey ak ñoom ñu ngi fees te lépp lu ñuy def daanu woo population bi yëpp invité leen ci médiatiser ko association bi siiw na lool xam naa ne yow peut-être sa toog ci Ndar moo bëriwul waaye association bi lu ñëpp xam la mi ngi ci Facebook bi lépp lu ñu def daañu ko yëgal journalistes yi li may jot ci ay messages de félicitations ci doomu Ndar yi nekk Ndar yi nekk Dakar yi nekk bitim réew bëri na trop. GRS defe naa ni Ndar ku laaj GRS fan na nekk daañu la wax ni GRS nii la tëddee kaka jiite un jeune la bu ñuy wax Adama Kane Diallo. Adama Kane Diallo mu mel ni yow yamuloo ci GRS kese am na beneen mouvement bu nga xamante ni nekk nga ci bëggoon nañu xam mouvement boobu tamit lan mooy buyoom. voilà muy doxali ne. voilà butam c'est très simple dañu bëgg jël mairie dëkk bi liggéey parce que lu tax mouvement bi ban ka taxawlee yàgg na diriger un grand monsieur un grand homme ku Sénégal gi yëpp respecté mu nekk doomu Ndar muy doomu Njaay Taxe bi nga xam ne tey papam formé na ay cadres yu nekk ci réew mi muy Abdelkader Ndiaye bi nga xam ne tey ji c'est le président du mouvement àndandoo defar Ndar ba mu ko taxawalee yàlla mi ngi ñuy suturaal parce que tiital nañu politiciens yu bëri tiital nañu parti politique yu bëri parce que mouvement citoyen am doole parce que bu dee maanaam maillage bi def nañ ko dans tous les quartiers de Saint-Louis ba bu dee jeunesse bi dugg si nañu ak doole macha allah bu dee femmes yi dugg si nañu ak doole bu dee anciens yi dugg si nañu ay doole parce que dañu am un programme bi nga xam ne doomu Ndari programme boobu nanu bëgg duma ni ki fi nekk def fi dara wante ki fi nekk tamit liggéeyam dafa des lu bëri ñun nag am nañu un programme bi nga xam ni bu ñu jëlee la mairie de Saint-Louis la ñu fi nekk def daanu def plus parce que programme bi nga xam ni avant ñu koy def du ay experts ñoo ko jàngat xam ko taxawal ko liggéey si waxtaan si ak nit ba ku nekk nee na eskay parce que Ndar toujours damay wax ni rek du politicien yëpp a bon am na politiciens yu baax wante Ndar fokk doomu Ndar yi jëlal ko seen bopp moo tax tey ñu taxawal mouvement àndandoo defar Ndar dirigé par Abdelkader Ndiaye ñu am un programme pour Saint-Louis mu nekk nga xam mi ngi liggéey tiital na politiciens yi parce que wu tax dañu xalaatoon ni mouvement citoyen du ñu am doole wante yàlla mi ngi ñuy defal sutura ba mouvement àndandoo defar Ndar mi ngi ci quartier nekk ci Ndar gi yëpp ñu ngi wax di def ay action sociale ñu ngi dimbale nit ñi ñu ngi jege population bi ñu ngi ci sport yi ñu ngi ci éducation bi ñu ngi ci santé yi ñu ngi ci lépp li nga xam ne doomu Ndar soxla nag ci wàllu pêche bi am nañu programme bu wóor ci wàllu sport am nañ ci programme bu wóor a wóor kon mouvement bi tiital na politiciens yi te le 29 juin on va bouter les politiciens hors de la mairie de Saint-Louis inchallah. D'accord bu ñu déggee ci sa wax bëri na trop lu ngay utiliser tiital est-ce que yéen seen mouvement bi dafa jóg pour tiitalaate wala pour jóg pour defar Saint-Louis. non xam nga du question jóg pour tiitalaate ñun liggéey moo ñu tax a jóg parce que mouvement bi ñi ci nekk c'est des gens yu réfléchir des gens yu am idée des gens de valeur yu ñu respecté fii ci dëkk bi xam nga en politique soo taxawalee rek jóg ñi nga xam ne ñooy sa ay concurrents dañuy jaaxle parce que wax nañu fi nii le mouvement travaille pour APR parce que gis nañu doole bi mu am na sax ay partis politiques yu taxaw ni mouvement bi ñoom ne liggéeyal maa ngi taxaw fii ci Saint-Louis Média News weddi loolu mouvement bi liggéeyul pour personne on travaille pour l'intérêt de la ville de Saint-Louis on travaille pour le mouvement àndandoo defar Ndar pour la mairie le 29 juin 2014 comprendre nga xëy na kañ li may dégg rek si nit ñi di may koy mooy le mouvement Saint-Louisien ñoo koy wax mouvement àndandoo defar Ndar mi ngi tiital politiciens yi parce que tiital ko moo tax ñuy dem déelee si ay seen si quartier yi di wax ni le mouvement àndandoo defar Ndar travaille pour APR ou bien travaille pour diw c'est pas vrai le mouvement àndandoo defar travaille pour lui-même. D'accord le mouvement travaille pour lui-même. mën nañu xam lan ngeen di reprocher maire bi fi nekk muy Bamba Dièye parce que si on voit bien dégg ni nga waxee tamit yéen àndu leen ak Bamba Dièye lan ngeen di reprocher Bamba Dièye exactement. waaw li ñuy reprocher dama ni maire bi defuñu dara parce que kooku su ma ko waxee wax ju yàqul waaw damay wax ni mairie bi li ñu waroon def pour les Saint-Louisiens defuñu ko
defuñu ko ah Ndar dafa dellu ginnaaw Ndar tilim na Ndar dafa lëndëm Ndar amuñu sax fu ñuy xale yi sunu jarbaar yi fu ñu war foo liggéey cadre de vie bu baax cadre de vie bu sain amul à Saint-Louis parce que ñun war a jiite ban dee avant ñuy yor la mairie amuñu woon un programme dañu toog rek maanaam affaire yi bett leen ñëw nekk maire moo tax léegi loolu perte bu ñu am na des gens yu am valeur des gens yu compétents des gens yu am ne Sénégal gi yëpp xam na leen ku si mel ne Kader Ndiaye bi nga xam ne tey taxawal na mouvement àndandoo defar Ndar moo am un programme bi nga xam ne amul kenn ku gën programme amul benn leader buy wut maire bu gën a am qualité Kader Ndiaye kooku gëm naa ne Saint-Louisien yi moom la ñuy choisir le 29 juin parce que mi ngi koy wane sur le terrain comprendre nga Bamba Dièye sama mbokk la tey su ma àndalul moom politique du affaire mbokk wante tamit quand même moom si wàllu boppam Ndar population bi mere nañ ko parce que lan moo waral loolu damay dugg man du may dugg oto bëriwul maa ngi si car rapide yi maa ngi si marché yi maa ngi si grand place yi maa ngi si stade yi mais li nit ñi di koy wax man déelee sax daf may metti man wante quand même li may wax rek mooy maanaam Ndar doxul mairie bi des na lu bëri ñun am nañu yéene pour maanaam li nu war a mën a def si mairie bi bëri na war nañu mën a def plus que ñi fi nekk nii daal. Adama Kane bu ñu seetloo ci ginnaaw yow nekkoon nga compagnon ki ñuy wax Maimouna Sourandir léegi dañu bëgg a xam est-ce que yow da nga ko bàyyi wala da nga ko mettre en stand-by dem xooli feneen fu gën a duun wala affaire yooyu nu mu demee daal. foofu boo ko waxee boo laalee Maimouna may bëgg parce que Maimouna du sama Maimouna du sama yaay la Maimouna sama tante la ku ma doon encadré la si wàllu politique moom laa àndaloon PDS mu jox ma jeunesse am ma koy liggéey bu rafet di koy nuyu au passage tey fii ñu defee émission bi sëram moo ko moom muy Aminta Niang maa ngi koy nuyu au passage Maimouna politique booleetuñu man ak moom sama yaay la gëjuñu gisee si ñaar rakk yi Kader Ndiaye bii may àndal ba mu ko yëgee rek ma encouragé parce que jeune là parce que man awma lu dul Ndar parce que toujours dañuy wax ni politiciens yi dañuy def politicien man nag cadre boobu laa bëgg génn parce que boo nekkee si biir parti rek dañuy wax kii day def politicien te man duma politicien je suis un homme politique qui œuvre pour le développement de Saint-Louis qui fait la politique de développement comprendre nga tey Maimouna àndatuñu si wàllu politique wante tey ji dama ko jàppe comme sama yaay dama koy déglu comme sama yaay parce que elle est bien ku am yar am teggin la su ma ko gisee du ma sëgg damay siggi nuyu ko bu siggi nuyu ma parce que jàmm nañu sekkoon te mi ngi may encourage bu baax a baax si engagement bi ma am sama dëkk ak engagement bi ma am si mouvement àndandoo defar Ndar. ok monsieur Diallo léegi dañuy rebondiraat ñëw tuuti ci seen programme parce que dégg nañ nga wax action yi ngeen def affaire yooyu noonu mais qu'est-ce que vous proposez ban programme ngeen am boo xamante ni c'est concret lu ngeen di proposer Saint-Louisien. waaw dinaa la wax tuuti programme parce que itam xam nga fii Ndar ñiy wut mairie bi dañu bëgg lu yomb du ma nekk di wax sunu programme yëpp ñu këf ko suba ñu dem si presse bi ni leen ñuy proposer Saint-Louisien yi comprendre nga programme bi dañ ko nekk wante naa si wax tuuti dama lay wax rek si côté sport bëgg nañ fi taxawal piscine olympique bi nga xam ne bu moderne bi nga xam ne ça crée des emplois équipe nationale mën nañ nga buy regrouper mu ñëw ñu invité ko mu ñëw regrouper fi Saint-Louis li nga xam ni am na Dakar doomu Ndar di koy def si piscine olympique lépp loo xalaat si piscine olympique rek dina si am ñun am nañu programme boobu si côté éducation xam nga doon ni balaa ngay may nit xaalis da nga koy jàngal nu ñuy nappee pour mu wuti jën ñun am nañu programme bi nga xam ne si wàllu éducation université des métiers bi nga xam ne benn kooku moom maa ngi koy wax fii ku ko maire maanaam kuy wut maire taxaw di koy wax ñun la ñun ñoo am programme boobu ñun ñoo ko xalaat université des métiers bi nga xam ne dañuy jël xale yi nga xam ne dañu bëgg am liggéey te amuñu métier ñu yóbbu leen former leen si métier boo xalaat ñu former leen jàppale leen bu nu génnee ñu jaarale leen yoon ba nu am liggéey bu baax kon programme yi ñaar yooyu rek laa wax mooy sport ak éducation du may yaatal parce que am na ñu bëri ñi nga xam dañuy seetaan te bu ñu seetaanee mën nañ ko jël rapidement
def ko seen kii ni ñoom la te wax dëgg yàlla joxuñu ma ndigal pour may wax sunu programme wante bu jour programme bi jotee yéen journalistes yëpp daan leen ko envoyé seen ay boîte daañu ko def si net bi daañu ko jox Saint-Louisiens yi daan dugg si quartier bi waxtaan ak population yi ba xam naa ne lenn moom lu ma wóor la yàlla rek moo tax may wax man Kader ànduluma ak moom pour nii Kader dafa gëm Saint-Louis nekk un grand monsieur am xam-xam am ay idée pour Saint-Louis man su ma àndalee nit rek kooku bépp jeune bu nekk Ndar war na mën ànd ak man pour ñu jàppale Kader mu jël la mairie de Saint-Louis kon programme bu mu am programme bu wóor la bu ay expert jàngat ci côté bu nekk ci pêche ci agriculture ci sport ci culturel ak leneen moo tax ñaar ñooñu laa la ci ñamal du ma yaatal walaay gars yi di jël tamit sunu xalaat bi nu am di koy jëfee rapidement parce que ginnaaw loolu fan yële ci ginnaaw en décembre 2013 gis nañ coow bi fi amoon entre Mansour Faye ak Cheikh Bamba Dièye yow defoon nga sorti wax ci affaire wu Ndar Set Wecc est-ce que mun nga revenir ci événement yi tuuti ak lan moo waraloon sa génn. lu mel noonu ba mu amee ñun jeunesse mu ma àndandoo defal métti lu nag moo tax ma taxaw génn si parce que su ma génn woon dañuy wax ni Adama mi mais lu tax lii am taxul mais wax naa la ma wax mooy man population bi laa àndal parce que population bi ñoo ni ñoom affaire cinéma nañ doon def comprendre nga te loolu baaxul si ay doomu Ndar buñ ko xamee si yar ak si teggin ñoom ñëpp ñu génn taxaw xeexoo am police ñëw fi taxaw mel na Ndar dafa am lu fi xew mais loolu ñaaw na trop si Ndar ñaaw na trop doomu Ndar yëpp mere nañ ko te loolu gëm naa ne doon fi amati. léegi est-ce que mun nañu xam à l'avenir yéen ak seen mouvement seen association bi mun ngeen dem ba ànd ak Bamba Dièye wala ngeen dem ànd ak Baraya wala Mansour Faye est-ce que coalition mun na am entre yéen ak yeneen politiciens yi nekk fi. waaw xam nga lay ñëwee ëllëg man xaw ma l'essentiel ñun suñu mouvement ñu ngi yaatal ñu ngi liggéey ñun li ñu bëgg mooy dañu bëgg la mairie Abdelkader le 29 juin mu nekk le maire ku bëgg ànd ak ñun dinañu seet ñu ànd parce que nit rek même mënul dem élection moom rek mu gagné wante daanu ànd ak la coalition ku bëgg ànd ak ñun mën na ñëw ñu ànd pas ñun ñu dem fekk si leen parce que ñun mouvement àndandoo defar Ndar dañu bëgg jiite la mairie de Saint-Louis parce que ñoom seen wàllu bopp ñoom ñoo fal Bamba Dièye ba ñëpp xam nañu ni Saint-Louis échoué na te am naa foofu lu ma fàtte wax damay wax ni du Bamba Dièye rek moo échoué na képp ku àndaloon Bamba Dièye 2009 ba fal ko si mairie bi ñoom ñëpp échoué na kon ça veut dire que mairie Saint-Louis bi ay nit ñu bees nit ñu am valeur nit ñu wóor nañu bëgg fii si mairie bi ku ñëw seet suñu pour ñu ànd duñ dàq kenn ñu ngi siy woo ñëpp képp ku nekk doomu Ndar bëgg Saint-Louis bëgg mouvement àndandoo defar ñu ngi lay woo pour ñu ànd am benn objectif pour la mairie de Saint-Louis pour liggéey dëkk bi si côté pêche si côté tourisme si côté sport si côté culture pour Saint-Louis jëm kanam fan la tegoon Saint-Louis démb ñu ko fay teg suba ak gannaaw suba. jërëjëf Adama agsi nañ fi nga xamante ni mooy jeexilu émission bi ñu bëggoon nga wax ñu sa mot de la. waaw di leen di remercier d'abord wax dëgg yàlla maa ngi leen di encourager seen liggéey bi ngeen def fii si dëkk bi ak si réew mi rafet na di wax ne itim le mouvement àndandoo defar Ndar ban ko taxawalee gis nañu jéego yu bëri yu mu def si dëkk bi gis nañu ñu ngi maillage dans tous les quartiers de Saint-Louis gis nañu nit ñi ñu ngi adhéré ak doole gëm naa ne mbetteel dina am incha allah le 29 juin te mairie bi ka fay toog du parti politique yi c'est le mouvement àndandoo defar Ndar dirigé par Abdelkader Ndiaye moo fi toog ànd ak doomu Ndar yi ànd ak ñun pour ñu liggéey le développement de Saint-Louis vive la jeunesse de Saint-Louis vive la jeunesse de l'Aden je vous remercie. merci mbokk yi xarit yi ñu doon seetaan li moo nekkoon seen émission entretien ak ñu àndoon ci tey jii ak Adama Kane Diallo nekk jeune bu nga xamante ni dafay œuvrer pour Ndar jëm kanam ñu leen di wax à bientôt merci.